diggante président de la république ak njiital FMI lu mooy loolu itam dinañu wax ci leneen ci ay suspect yoo xam ni bari na ak yoo xam ni leerul ci jokkalante ci wàllu xaalis bu ñu sukkandikoo ci rapport bu CENTIF loolu it nañ ci dellu soit ci xibaar yi mooy ci ndiku leen vague yu metti yu gaawaay ba mën naa dem ba ñeent fukki kilomètres ci géej gi loolee météo moo ko xamle nappkat yi itam jël nañu seen ay motuwaay te jàllale xibaar ba ñu leen nemmee ko ca fa ñu nekk di Soumbédioune xibaar sport ak yenn kaay yi mooy pàcc gu mujj gi ñuy ndax keppe xibaar yi topp leen ñu faram-fàcce ko. ay déclaration ak ay opération financière yu suspect def na nam ak wàññeeku ndax jóge na ci 928 ci 2024 ñëw ba ci 866 ci 2025 bu ñu sukkandikoo ci rapport bu CENTIF la mu wàññeeku bariwul waaye teewul def nañu ay jéego ñu ngi dut baaraam ay transaction ci wàllu banque ci wàllu xaalis ak ay profil yoo xam ne xëy na la ñuy jëfandikoo wala ñu am ko ci wàllu xaalis tolloowul ak li nga xamante ni bii mooy la ñu war a am à moins que nga xam ni boog dañu nekk ci yeneen activités yoo xam ni déclaré wuñu ko muy benn rapport bu ñu xóotal lool bàyyee ko ci CENTIF lu may loolu itam ñu wax ci sommet bi nga xam ni mu ngi am ca Nairobi ca Kenya diggante France ak réewu Afrique yi ñu koy wax sommet France Afrique njiit réewu Sénégal ak njiital FMI séq nañu ndaje toujours ci yoonu nu ñu mën a décaler li kale ba xaalisu FMI duggaat ci Sénégal ngir financer ay projets yu am solo leeral yi ak Mame Sokhna Dramé. njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye wéyal ay doxalinam yu diplomatie ak koom-koom ci àdduna bi talaata bi ca Nairobi noonu la dajee ak njiitum FMI di Kristalina Georgieva waxtaan nañu ci wàllu mborub Sénégal ak pexe yu ñuy def ngir mën a jëlee réew mi ci ay jafe-jafe président mu ngi yokk ay jéego ngir àndaat ak FMI gannaaw bi ñu gisee ci ay jamono ab boor bu nëbbu jóge woon ci nguur bi jiitu waroon ñu taxawaloon programme bi ci diggante Dakar ak Institut Bretton Woods ndaje bi amoon ca Nairobi boole lu toll woon ci fanweeri njiitum réew ñu sookoon waxtaan ci wàllum jafe-jafe Afrique waaye surtout ci wàllum liggéey ndaw ñi Emmanuel Macron di jiitum réew France teewoon na ci ndaje boobu nekkoon ndorteelu beneen xaatim bu bees diggante France ak Afrique ngir liggéeyandoo ngir ëllëg ca Nairobi Bassirou Diomaye Faye dina def lu am solo ci koom-koom Sénégal gannaaw waxtaan bu aaju woon ci xaalis ànd ak diplomatie waaye askan wi ñoo ngi xaar ñu yombal seeni dundu ëllëg. ndaje boobee itam France ak Afrique am na ay tomb yoo xam ne laal nañu ko ndax xam ngeen njiit réewu France ni ko Emmanuel Macron ba nga fa li ñu bëgg a dugal ci seen boobule coopération muy France ak Afrique toll na ci 23 milliards d'euros waaye 9 milliards d'euros yi ci Afrique lay jógee ñu mën a boole liy bàyyeekoo fee ak liy bàyyeekoo fee dugal ko ci li mën a construire tey taawu itam koom-koom gu dëgër ci continent bu Afrique loole nag lu am solo la ci li mën a suqale Afrique bu ñu sukkandikoo ci njàngatum économiste bi docteur Serigne Moussa Dia ci téléphone Al Amine Senghor. France dafa am volonté pas seulement toujours continuer sur pays colonisés pays colonisateurs mais aujourd'hui dafay permettre France mu gën a yokk ay tentaculam si yeneen pays beneen point bi mooy France nekku ne mooy indi xaalis moom donc mais fii booy xool si financement yi ñu annoncé foofu noonu 23 milliards d'euros yi ñu annoncé si forum bi booy xool benn pàcc bi France lay ñëw 14 milliards beneen pàcc bi di 9 milliards yi mais si pays africains yi lay jógee donc loolu mooy wane ne tey nekkatul rek dañuy xaar si France moom mu indi xaalis investir mais c'est une volonté mutuelle maanaam gis nañ ne ñun suñu biir ñun pays africains war nañoo mën a investir suñu biir ku ñëw fekk ñu ci donc loolu mooy nekk dañoo génne aujourd'hui cet aspect d'aide parce que ku la jox lépp ñun on contribue à notre développement maintenant ku si gis intérêt ñëw fekk suñu te xam nañ tamit benn continent boo xam ne nit ñi convoité nañ ko bu baax a baax am na concurrence puissance bu nekk bu sañoon tey ñëw investir fii pour loolu nag mu nekk au bénéfice population africaine yi il faut am njiit ñoo xam ne il xam nañ comprendre nañ
tey enjeu bi global am nañ comprendre ne tey ban taxawaay la Afrique war a am et si taxawaay boobu tey lan lañ war a proposer tey pour ñun pour la population africaine yan projet moo gën si doomu africain yi mais pas yan projet moo gën si doomu européen yi donc loolu tey dafa nekk tey lu ñu war a rafetlu mais aussi dafa indi yeneen enjeu dañuy investir sur ay énergie dañuy investir sur ay le climat mais dañuy investir aussi sur des infrastructures yoo xam ne dana mën a doxal pays africains yi ba pare mu nekk loo xam ne économie boo xam ne africains yi dañ si gis seen bopp. bor bi Sénégal amel FMI ak yeneen i institution financière ban impact ak crise la mën a indi ci doxalinu Sénégal nu ñu mën a relever défi boobu ba génn ci guuta googu moo wundu benn daje bu am solo bu ñu doon amal fii ci Dakar ci teewaayu ay responsable yu bokk ci parti au pouvoir di PASTEF Ayib Daffé nekk président groupe parlementaire au PASTEF bokk ci ndaje boobale kàddu yi la yëkkati ñu teewlu ko. Cette conférence intitulée Crise de la dette au Sénégal vers des solutions durables et progressives. sunu ndajeb tey bi ñu def ko ci thème jafe-jafe yi nga xamee ni ñu ngi koy jànkoonteel ci wàllu koom-koom ak ana nees def ba gis si ak saafara soo xam ne day sax dàkk ci jamono joo xam ni FMI mu ngi ñuy sëqatal ñu ñooññental ci ak bor yàgg nañu dégg ñuy wax ni Sénégal sunu jafe-jafe du ci ak politique ci wàllu koom-koom la ci koom-koom boobu nag la ñuy woo ñëpp ñu ñëw toog waxtaane ko saytu ko ku ci nekk indi ci sab xalaat naam sax ñu ngi ci ay jafe-jafe waaye jafe-jafe bu ci ne dafay indi li nu duppe opportunité mooy yeneen njariñ yoo xam ne mën na cee suqaliku te loola faaw ñu toog waxtaane ko Sénégal mësta nekk di des ginnaaw faaw borom xam-xam yi génn ñu toog waxtaane ko lii mooy li nga xamee ne dañ koo soxla mu ñëwee nag ci waxtoom waxtu woo xam ne day amal njariñ askan wi waxtu woo xam ne itam ku ci ne da nga gis sa bopp ci wàllu koom-koom bu fekkente ne bëgg nañu am souveraineté tamuy moom suñu bopp waaye itam demal suñu bopp ci wàllu koom-koom ak loo xam ne moom mooy jariñ Afrique jariñ itam doonu Sénégal moo tax ñuy rafetlu bu baax a baax ndaje bi nga xamee ni teew nañu ci muy loo xam ne lu am solo la ñu di ko rafetlu bu baax a baax ñeel wàllu koom-koom. Des solutions appropriées et adaptées et sortir également de la cette conférence. yaatu lool ca wàll boobee bokk na ci kilifa yi participer woon ci ndaje mi te joxe ci ay xalaat yu am solo nañ ko teewlu. Plus de monnaie dans l'économie. Et donc, nous devrions, partant de là, de la réalité comptable. bu nu bëggee wax ci sunu wàllu koom-koom faaw rek ñu bàyyi yenn yi le waratul di wax déficit budgétaire fi nu toll dañu war di wax dépense budgétaire waratul di wax bor muy dette publique dañu war a xoolaat ana nees def ba mën a denc muy épargne budgétaire dëkk yi nga xamee ni nag dañu leen wax dëkk yu néew doole Sénégal bokk ci boo xoolee ñoom rek ngay dégg ñuy wax ay paradis fiscaux maanaam di baale mbirum fiscalité yooyu bokk na ci li nga xamee ne moom mooy tax ñu gën di ñàkk fekkente ne bëgg nañoo mel ni yeneen réew faaw ñu amaat geneen gis-gis ci wàllu koom-koom geneen doxalin itam ci wàllu koom-koom te lu ni mel mën nañu jàpp suñu njiit ñi ni ñoom ñi kat ñoo ci dese taxawaayu fulla ak fayda gi war am koom-koom des koy saytu bu baax a baax xool na la ñuy def ba bor yeeg yépp ñu jéggi ko du xool nu ñuy def ba mën di demal suñu bopp ci wàllu koom-koom. Comptables qui sont totalement indiscutables. Nous devons nous débarrasser des règles budgétaires arbitraires. yéen ñi dem géej na ngeen teey te jël ay motuwaay te bañ a sori ndax ngelaw lu ànd ak ay vagues yi metti dana am ci géej gi yu gaaw sax ba ci mën a daw lu tollu 40 kilomètres à l'heure loolee di dànkaafuk météo national kenn ci kilifa ya Tidiane Diédhiou nañ ko déglu ci message bi. ñu ngi leen di xibaar nganax bu am doole bi nga xamante ne déjà Grande Côte nganax boobu nag dina tolloo 2 mètres ak genn wàlla mi jógee nord-ouest waaye côté Dakar nag nganax bi dina fa egsi alxamis 14 mai à 22 heures nganax bi nag dina wëy diggante Saint-Louis ba Dakar jusqu'au samedi 16 mai à 4 heures du matin. ñi ñaax nappkat yi ak ñi nga xamante ne ñooy dem ci géej ñu mën a moytu gox yu nga xamante ne mooy Saint-Louis ak Dakar période bi ñuy wax comme ça ñu mën a mucc ci lorange yi nga xamante ne nganax mën na ko joxe. ndax nappkat yi déglu nañu message bi kay véhiculé nañ ko itam seeni ay nattangoo ngir ku nekk boo mënut a bañ a dem géej itam nga jël sa ay responsabilité te xam fi ngay yem. loolu lay kàddu kenn ci kilifay nappkat yi ñu fekk ci Soumbédioune Ibrahima Fall ñu teewlu ko ci téléphone.
effectivement loolu koy yëg nañ ko ba partagé ko ci panel yi nekk ci groupe yëpp information yi passé au niveau des acteurs ñoom ñëpp yëg nañ ko en général su amee alerte amee dañ koy jot soit c'est le coordonnateur soit un acteur de la pêche acteurs yi ba am nañu contact avec l'ANACIM kon su ñëwee rek ñëpp daan ko partagé incha allah avec les informations rek loolu kay waaw loolu nag fi mu ñëwee nag moom daa baaxul moom dëgg yàlla fi ñëwee moom ak approche tabaski bii moom vraiment war a toog juróom fa demoo géej ak si borom kër ak xeer yi ak fageer yi nga xam ne war dépense yi la ci war waaw fi mu ñëw moom comme vraiment métti na lool waaye nag jàmm moo gën lépp ak wér jàmm ak wér daal gën lépp mën na faguru moo gën faju daal ñu faguru rek te xam ni changement climatique la mu ñëw rek nga jëm adapté ak moom moom kay lu doon ko jóg di sensibiliser chaque année des 3 premiers mois dañuy def sensibilisation après deuxième semestre deuxième semestre après def sensibilisation sur achat port gilet achat permis de pêche ak carte marine pour que acteurs yi conforme à la règle à la réglementation yëpp daanaka daal pour que nit ñi xam ne sécurité moo gën lépp moom sensibilisation du jeex dafa fekk ne rek secteur bi nekk moo xaw a compliqué mais tànk nànk rek mooy tax nga mën a atteindre objectif. suñu reportage yu tey bi dañuy dellu soit ci njaayum fëgg jaay ca Colobane ni mu amee solo ci wàllu koom-koom ñi ci liggéey ni ñi takkoo wante itam ay charges yi tegu ci seen kaw ñoom itam ba xaw a lompooñal seen liggéey ay tomb yu bëri yu suñu ndaw yundulu na ko ngir comprendre bu baax lu laxasu ci njaayum fëgg jaay foofee ca Colobane gëstu Ibrahima Khalil Diémé. ñu ngi fii ci Colobane ci xolu Ndakaaru Njaay Jal Jóob ci naaj bu tàng activité commerciale bile mu ngi dox ndànk-ndànk rawatina ci bu ñuy dëgmal feetu tabaski fi nag ñu ngi seeti woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci njaayum fëgg jaay. mu nekk liggéey boo xam ne mooy suñu gagne-pain donc aussi on a le pourquoi ñu koy liggéey aussi doon nañ liggéey on a des compétences autres. mën nañ nekk tey jii ñoo xam ne mën nañ liggéey ci entrepreneuriat mën nañ liggéey ci enseignement parce que on a beaucoup de qualifications et tout. njaayam fëgg jaay bu njëkk ñun Sénégalais yi rek ñoo ko doon jaay fii kese ndax daa doonoon liggéeyu néew ju doole ñu duggoon ci tamit pour dimbale askan wi. ngay gis ne li nga xam ne tey mi ngi wàcc ci fëgg jaay fii ci biir réew mi li ci ëpp mën nañ ne ci biir Colobane lay wàcc kon mën nañ ne Colobane moom mooy xolu fëgg jaay. ci activité biile jaaykat yi nag ñu ngi ciy gis léeg-léeg ay jafe-jafe rawatina ci wàllum juuti yi ñuy fay te mu cher lool ci ñoom. tey mi ngi wàcc war a jaar ci port bi danañ leen ci teg léeg-léeg taxi yoo xamante ni day metti lool ba ñu bare sax dañuy ragal wàcce conteneur bi ngir coono yi nga xam ne maanaam ñoom ñu ngi ko ciy jànkoonteel. àdduna nit ñi di ci am ay revenus l'État a vu que on devait taxer ça léegi nag ñu imposer tey jii nii ay déclaration de douane. xam nga tey jii nii boo xam une somme pour déclarer la marchandise d'abord et après boo ko déclarer ba pare nga fay toutes les charges boo ñëwee fii le commerçant yow da ngay fay tey jii nii patente selon tey di niveau d'activité bi nga am. taxe bi suñ dañuy fay impôt chaque année dañuy fay impôt conteneur bi bu gaaree fii dañ si fay 40 000 francs pour conteneur bi mën a wàcc te bokkut ak frais de douane yi ngay fay au niveau du port. naka noone foofee ca Colobane njaayum fëgg jaay gis nañu ci ay gàllankoor yi nga xamante ne tiit nañ ci lool ndax autorité locale yi seeni yéene moo di jëlee jaaykat fëgg jaay yi ci seeni bërëb bi. bëggoon nañoo am benn rendez-vous sax pour dem ci préfet toog waxtaan ak moom c'est parce que amoon na benn arrêté bu ñu génnoon ñu ne au niveau du BRT bi amul droit jaare fa puso mais ci biir koñ bi. nga xam ne kii day jënd 10 balam kii jënd 5 balam kii jënd benn balam pour transporter ko yóbbu ko ci garage bi pour transporter ko yóbbu ko ci dépôt bi loolu sax bu la ko xañee foo jëm. ku nekk am nga sa mais man gëwuma déguerpissement man dans un pays en voie de développement ci dëkk boo xam ni maanaam nit ñi dañoo ndóol amuñu la plupart des gens ne sont pas xam nga tey jii suñu jiitalee kay cadre de vie jiigal tey jii nii xam nga tey dëkk bu set c'est vrai. ñun set nañ sénégalais yi set nañ kër yi set nañ yaa ngi ko mbedd mi set na mais les gens ne peuvent pas s'empêcher d'occuper les rues. boo xoolee bu yàggul rek borom puus yi gis nga ñu ngi leen doon jàpp di leen kii te ñooñu itam ci liggéey fëgg jaay bi lañ bokk ndax tey balu fëgg jaay ku nekk xam ne doon lu woyof dafa am ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey. te monte de buñ sukkandikoo ci ñooñee ay junni ndaw ñu ngi am liggéey jaarale ko ci njaayum fëgg jaay biile.
ñoo ngi sàkku daal maanaam muy bàyyi xel ndaw ñi xam ne fëgg jaay moom liggéey la boo xamante ne bii liggéey bu yaatu la bu baax ci xëyum ndaw ñi boo xam ne mën naa jëmale réew mi kanam ci lu bare. déguerpissement yi mooy tey jii nii yow des milliers de jeunes ñoo xam ne ñoo yor seen kër yi nga ñëw déguerpir leen te yow boo leen déguerpir dañuy dem toog dootuñ defati dara à la place tu fais rien là-bas. ba tax na lañu bëgg rek moo di autorité yi daal di teg yoxo activité biile ngir rek ñu mën a développer employabilité bi fii ci Sénégal. ñu ngi lay jaajëfal Ibrahima Khalil Diémé ci liggéey bu am solo boobee que milieu bu am solo boobee bari lool ay ndaw yu fay liggéey te mu am lool koom itam. leneen di sanction ci wàllu bitim réew sanction bi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw armée bu Rwanda ni ki itam M23 ak itam seen xeexoo yi am seen diggante ak RDC loolee di dogal boo xam ne jël nañ ko ci chambre représentant bu États-Unis li ñu jublu itam ci loolu mooy fexe dakkal xeex ba dissuader leen ba nga xam ne du continuer waaye dénoncer itam jàppalante gi Rwanda di def ak waa M23 te nit yu bëri di loru ci xeex boobule. ministre chinois bi yor lu jëm ci wàllu bitim réew seq na waxtaan ak naataangoom bu Pakistan ngir ñu gën a waxtaan mu yëgal ko jàppale gi ñuy jàppale Pakistan ci wàllu médiation bi mu entamé ngir ak dal am foofee ci Moyen-Orient. jamono jooju Israël def na benn bombardement bu metti ci fi nga xamante ni bii moo di sud bu Beyrouth ak Liban ci biir dëkk ba fi nga xam moom la ñu wax Ani wala ba ñu sukkandikoo ci agence nationale d'information di ANI moo joxe boobu lay xibaar ni frappe boobu bëri na ñoo xam ni faatu nañu ci te it nag mu ngi gën a wane ñàkk respecté engagement wu cessez-le-feu bi ñu bëgg diggante Hezbollah ak Israël. ñaar fukki simili moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu ñu ubbi beneen xët ci xibaar yi. Lamine salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mansour. ñu bàyyi la nga doxal ci wàllu sport. ñu door ak wàllum football ak championnat bu Sénégal ñaar fukk ak juróom-ñaareelu fan gi daañu ko dóor tey jii kon ci Ligue 1 bu Sénégal la ñu koy daal di tàmbale ak match yi am leader bi AGEL de Rufisque foofee ca stade Ngalandou Diouf foofu lay daal di jongante bu ci kanamee lay doon kon incha allah bu 17h jotee AGEL bu Rufisque war a jongante kon ak équipe bu Guédiawaye FC. jamono jooju nag ka topp ca ginnaaw AGEL de Rufisque di Teungueth FC moom dafay fekk ji équipe bu Walidane ñu war a jongante match bu am solo kon affiche yaa ngi noonu cawit bay jàpp leen ne équipe bu AS Pikine dina dalal foofee ca stade Alassane Djigo Jaraaf bu Ndakaaru US Gorée dina jongante ak équipe bu Ouakam boobu nag derby la diggante Gorée ak Ouakam kon foofee ca stade municipal bu Ngor la ñu koy jongante Sonacos dina dalal équipe bu Casa Sport Dakar Sacré-Cœur ak équipe bu Stade de Mbour ñoom ñooy laale ca stade bu Yoff Samba Linguère yi ñoom dinañu ñëw fii ci Ndakaaru fekk ji équipe bu HLM bu Ndakaaru match yooyu yëpp kon 17h lay am benn match cote donc mooy daw 16h30 mooy njëkk a tàmbali kon Génération Foot ak Cambérène lay doon 16h30. ci xibaar Ligue 2 bu Sénégal match yi te dinañ ko tàmbaliwaat ni ki tey ñaar fukk ak juróom-ñaareelu fan gi 27e journée bi ñett match moo cay am ni ki tey mu ngi noonu kon Jambaar dina jongante ak équipe bu Dakar Université Club bu 17h jotee lay doon 17h ba léegi Thiès FC ak équipe bu Ndiambour AS Kaffrine ak UCST Port yeneen jongante yi kon ëllëg lay am ci alxames gi ñeel ba léegi ñaar fukk ak juróom-ñaareelu fan gi ñeel kon Ligue 2 bu Sénégal ci wàllu football championnat bu Arabie Saoudite doomu réewu Sénégal bi li di Sadio Mané ak Cristiano Ronaldo xam ngeen ne ca Al Nassr la ñu bokk ñoom nag ni ki démb kon daanaka ay seconde cote donc moo doxoon seen diggante ak titre bi waaye nag mujjee nañ ko daal di nag ñàkk ndax ci mujjanteel ga la gardien bu Al Nassr daal di def erreur dugal boppam moom nag moo daal di xañ kon Al Nassr li nga xam ne moom mooy titre champion bi gannaaw nag ba nga xamante ne yàgg nañ di daw ci titre boobu ni ki démb nag kon tembo la ñu def benn bal ci benn seen diggante ak équipe bu Al Hilal bu Kalidou Koulibaly doomu réewu Sénégal boobu nga xamante ne kon mais mars ba léegi footballul ndax ab gaañu bu mu am kon ni ki démb clubam dañoo tembo ak équipe bu Al Nassr ku nekk daa dugal moromam benn but daal di retardé titre bu Al Nassr ci kanam incha allah kon ci mujjanteelu match bi wala mujjanteelu fan gi
la ñuy daal di déterminer kan mooy jël championnat bu Arabie Saoudite bu fekkente ne Al Nassr ñoom gagné nañu Damak bi nga xamante moom la ñu war a jongante su boobaa nag dañuy jël championnat bu Arabie Saoudite di Saudia Pro League bi ñaar fukk fan nag benn lañ koy daal di jongante match boobu waaye gaaw gi kon Al Nassr da jongante final digganteem ak Gamba Osaka. ci beneen discipline gannaaw football volleyball seen championnat Sénégambie dinañu ko daal di tàmbali kon tey jii ci àllarba gi foofu ca diwaan bu Gambie dañu koy jongante juróom-ñaareelu édition bi la kon gis ngeen ko kon diggante tey ci àllarba gi fukki fan ak ñett ci weeruk mai la ñu koy dóor ba fukki fan ak juróom-ñett ci weeruk mai bi jàpp leen ne kon ñaari club ñoom ñooy représenté Sénégal ñaari club représenté Gambie ci góor ak jigéen club yi kon di jongante kon di GAF di Gambian African Force muy nag équipe gambienne boobu ak YMCA nga tamit ba UCSTEP USEPT kon ñoom ñooy jongante ak ñoom ñooy teewal Sénégal ak équipe bu Santhiaba ci góor ñi kon jigéen ñi équipe yi teewal Sénégal Sococim lay doon ak AS Police jëm fekk ji kon ca Gambie Police ak GAF kon yi mooy équipe yi jongante juróom-ñaareelu édition bu championnat bu juróom-ñaareelu édition bu championnat Sénégambie foofee kon ca diwaan bu Gambie la ñu koy daal di amale ci teewaayu wala sax ci présidence ki leen di njiitalu Gambie Adama Barrow li moo fi nekkoon ci xibaar ñeel wàllum tàggat yaram Alaaji Mansour ma bëggoon la ko leeral. maa ngi lay jaajëfal Alamine ñu xuus ci xibaar yi. bismillah ci Sénégal ak FMI man daal nañ ma wax rek FMI réew mu développé looloo ma jaaxal solo ko yéene dama ne la ñaari fadu yàlla yoo xam ne day waaw Ndakaaru Njaay jël Jóob gi lée da doon dalal nag la conférence internationale sur la dette du Sénégal waaw gis nga